FM where you want. King FM where you want. Underground. Say underground. G hard say underground. G hard underground. Back G soldiers yi. Yeah, yàlla ji kenn la forever. That's it. Yeah. Come on. Yeah. Fire niggas. Boy, underground. Come on now. Yeah. Get the fuck up. Get the fuck up. Put your hands in the sky. Yeah. That's what's up. Come on. Hey, Jamaica, what's up? Yeah. Yo, bitches, what's up? Come on. Yow li may def ak li ngay baax Yeah. du benn ci xët bi lay jógee ànd ak tàngooru àll bi di génn. Come on. Soldier yàgg naa génn. Yeah. Baar yàgg naa Bear. benn. ak benn. Yo, it yàgg na bear. Come on. Yow dem si koor yi fekk fa kàkk. picc yi di naaw samay laaf la ñuy tàkk. raate naa pekk ba So. soow. flow. Oh no. Come on. Yow ayo génn naa pare léegi bëgg dama dugaat dama dem day bëgg ma dugaat loolu dama ko ne dama wane dama ne kii ka la naa ma nekk nu ma ne li ma ne gën a ma gën a mën a tey li dama gën a mën a feeñ du ma ne war a ja nga may jaay break di freestyle gars yi di teg gars yi di get may teg Y'all know the deal. Y'all know the deal. Come on. get the fuck off. Yo, Empereur me gäller se war cemeterer. In the furor, don't see your film horror. Frontier, vigor och soldarar ni Digger. Sound like it's Summer. Jump a microphone, you don't rap the Digger. Angel microphone, you You don't don't rap rap the the dom. dom. Jump a microphone, my yabbit flam, def go dom, so pick a jump. Straight the boom, come on, you are swagger boy. I'm bra. Sweat with the yo a game, I like a got my boy. Then I jacket to boy, guys a top. Stop you up the fluff fat, my dog is a bad bitch. Come on now. Yeah, get a fucker. Yeah. Get a fucker. Zena city babu gaten rhymes na japp bop bop Yeah. mak MC di xet ha utu wala tutsi cream Cream. ya go raccu MC di ram ci xey New. new ite leer ci ko bit bi MC di comme ay zip kuy deggu samay obi bu de rapport yep ngay faj dama ci da ci ram MC di dañuy plané ta kenn amu fi laaf traumatisé bind kat nga soga xamna ben laaf Laafi. won ma ñi ñoddi kawe ne wo Trade Center ma 11 septembre sen kaw ni gas daana ra ciol deployal sa call wo will anti terroriste attentat verbali sen gembe bari combat te gisuma ben armée soldat mbedd di ñak xam li guddi gi mu sen guddi gi déggal ñun jolof lañu fo laaf def ñu mat suñu 9 respect ma crew underground xurumu yow xut bu yàgg nga wëtti yoonam noonu di sëgg ñii dañu tax duñu mës a dégg dëgg Quran Zabour Injil Tawret ay di wàcc di jaar si ay prophète aji wooni maa ngi Albert come on ka boy fall come on Yeah. underground jihad king Yo, FM what up? forever number 1 radio Aight. that's what it is ha Waa sama gars yi salaamaaleykum. alaykum salam sa bay Waa mais sama gars yi bienvenue ci King FM. C'est vraiment un grand plaisir tey recevoir leen fii parce que hip hop bi gis nañ déjà seen punch ak seen doole di représenter li nga xamante ne mooy Thiaroye ak li nga xamante ne mooy real hip hop. Donc vous êtes vraiment les bienvenus di leen bàyyi ngeen présenter wu suñu auditeurs yi nga xamante ne c'est la première fois peut-être ñi leen di seetaan ñi nekk Europe wala ñi nga xamante ne ñu ngi filmer jëkk leen gis pour la première fois ma bàyyi leen ngeen nuyoo ak suñu auditeur ak auditrice yu King FM welcome sama gars yi. yeah salaamaaleykum ñu ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna bi yëpp fépp boo xam ne King FM mu ngi fay dem ak foofu fa yàgg di nuyu jullit yi di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn that's what's up King FM forever nuyu suñu gars yi ñuy yàgg support Thiaroye forever. Yes I tout ça. Yeah, what's up? Yeah nu mu demee tout ça. Tranquille, hein, tranquille. So, maa ngi jeew vibe bi. Yeah. Donc voilà, ça fait plaisir d'être là, xam nga. Di nuyu tamit ñëpp ñu ñuy déglu à travers l'internet et que di am contenté trop fekk fi tey Jihad Underground. Donc voilà, et c'est un plaisir ndaxte ñoom def nañ si ñun lu bëri loo xamante ni. Donc voilà c'est mënuma la expliquer sax émotion bu ma am su ma partagé ñoom ak plateau bi nii tey. Bien sûr. Yeah, that's it. All right sama gars yi. yaa wala boges Est-ce que tout ça xam ngeen ko yéen tam. Yeah. Gis naa nu yooyu nice on na trop. Yeah, nice la jantal wóola bu njàgg ñun ñëpp hip hop moo ñu jur. Bien sûr. mais yàlla dafa def ni xëy na ñoo ko njëkk a juddu ci hip hop. moom it mu doon koo xam ne
mais suñu rakk boo xam ne franchement daf ñoo jox cër. avant même muy claté nii gis nga respect bi moom la rampé ba léegi elle n'a pas aussi changé du tout. moo tax ngay gis ñuy solo noonu xam nga. moo tax ñu ne bu ñu ko gisee dañuy am contentement dëgg parce que xam nga moom c'est une preuve vivante quoi franchement je te le dis c'est une preuve vivante te tey franchement daf ñoo jox occasion pour ñu mën a témoigner lu bëri ci moom. xam nga mbedd bi lañ daan daje hip hop bi lañ daan daje quoi quand je dis mbedd donc c'est hip hop quoi tu vois. waaw nice quoi bokk na ci new generation boo xamante ni dafa touché old school bi. bien sûr touché seconde génération old school bi. donc da cay am xam-xam quoi. ok xale bu sob la mun naa wax ni xale bu solu xam nga ñamu mag la quoi. elle peut beaucoup faire. Alors, 2012, c'est le départ, il y a sen son yi ci la commencé génn, mais avant lolo, je pense que depuis au moins 2010, il y a un rap, bu ma juumul wala c'est une erreur li may wax. Si ñu ngi doon rap Jihad ba mu commencé exister 92 lañ commencé rap. 92 ngeen commencé rap. waaw mais. ok nekkoon ci underground bi di ko xas la nekk ci di dóor xam nga. def nañ région yëpp pratiquement. avant ñuy génne album def nañu raison yëpp bàyyiwuñ benn raison. ok waaw ba léegi ñi nga xas la continuer di job xam nga. album bi ñëw. ñu nekkaat ci bàyyiwuñ benn yoon. man li ma xaw a jaaxal tam xam nga c'est très difficile benn groupe boo xamante ne da ngeen yàgg souvent bu commencé fonctionner. da ngay gis entité bu nekk naan day génne soloom wala bëgg a dem tas. comment vous arrivez à faire ba seen groupe bi maintenir wu nii depuis année yooyu yëpp ba tey ba yàggul li nga xamante ne moo doon le VSD bu hip hop. Galsen ngeen nekk fa def prestation bu yéeme. Donc j'ai vu que vraiment ni ngeen di mouver sur scène on sent que vraiment il y a une grande unité doo leen xoolante et puis le travail est très fluide. Comment ça se fait ngeen maintenir seen bloc noonu ak seen energy depuis tout ce temps? Ben, c'est facile, on peut dire c'est facile, on peut aussi dire que c'est pas facile. Quand on dit Jihad, on peut mën nañu wax ni c'est super étoile là. Jarul ñu gisante quoi. Kii bu ne rong rek keneen ki day xam fu muy daanelee quoi. Donc 92 ba tey c'est pas nekkul ay jours yu kii quoi tu vois. Bien sûr. Donc xamante nañ bu baax. Après quand tu parles de TAS, des projets ainsi de suite solo si il y en a des projets qui sont dedans qui sont mis en marche, des projets solo ainsi de suite. Wow. Mais c'est pas des projets pour TAS ou bien. On a des problèmes. On a, chaque jour dañ koy am suba dañ koy amit parce que c'est une famille là. C'est une famille Diarandé, c'est une famille et c'est plus qu'une famille là. Dëgg la. Moo tax souvent dañuy am problème comme tout le monde mais on va réussir à le résoudre ñun kese quoi suñu biir bopp. Moo tax même bu ñu yéegee da ngay xam ne ñii ñoom la quoi dafa am one bloc. Tu vois. Même boo ñu fekkoon ñun kese ci néeg da nga naan non ñii nekkul gars yi quoi parce que tamit dañoo miinante on a vécu ensemble dañoo tuddoonte doom suñu biir. Ainsi de suite bon ça crée une famille quoi. Donc depuis 92 qu'on rappe jusqu'à présent franchement. C'est des liens sacrés quoi là. Ñaata album ngeen génne depuis 92. benn album. Waaw. On fait partie l'un des rares groupes yoo xamante ni peut-être. Waaw. Mën naa wax ni loolu BMG daf ñu comment il nous a porté poisson. Mais justement ce qui est marrant BMG tas nañ. Bah mais aussi ñoom ba léegi icône lañ ci ñun même quand on est sur scène on représente toujours BMG parce que on représente Thiaroye et que ñoom suñuy icône lañ quoi tu vois. Okay. On voulait totalement ressembler à eux tellement que dañ leen doon adorer bu baax quoi ñun tey bu ñu rabee yàlla ak ñoom la quoi tu vois. Que ce soit suñu style que ce soit même suñu parcours boo dee xool parce que BMG ñun dañoo gisoon ni il a su vécu et créer son propre public sans support média. Et nous aussi ba ñëwee tamit ñu ne non pourquoi pas on va faire comme les grands quoi. Tout à fait. Après ba ñëwee on a su aussi maintenir suñuy fans comme sans support média. C'est de là que Bazooka di lay wax ni on a fait toutes les régions on a fait de tas festivals yoo xam ne ñoo ko def. Ok. On a miné. Donc l'album Dencu Mag c'est on l'a appelé comme du genre Mission Rambo. Ok. Dañoo miné woon tout le Sénégal ñu ñëw Dakar bés mu tàkk fépp après ça réussit hein. Yes ay mais style bi tàng na tout ça yow lan moo ci sa vision un petit peu par rapport ak ni ñuy rabee mu dëgër maintenir style bu hardcore bi ba année 2018 nii et puis même maa ngi gis ci 2018 y a beaucoup ñuy def ñu lu hardcore mais amuñu degré Jihad quelle est ta vision toi en tant que tout ça et artiste? C'est un choix d'abord. Premier point mooy c'est un choix c'est un objectif. Xam nga musique dafa open. Donc moom moo njabootee ñëpp que nga def bu hardcore que nga def bu xaw bañ a hardcore l'essentiel mooy li ngay def tu sois très bien dessus. Tu vois ce que je veux dire et que man su may seetaan Jihad Under wax ma koy déglu
donc damay gis lu pur. C'est du rap pur, tu vois ce que je veux dire. Donc rap fu mu nekkoon ak nu mu meloon ba léegi nothing change. Right, peut-être que génération yi ñooy évoluer ku si nekk di varier ak couleur am. Mais rien n'a changé. Tu vois ce que je veux dire, et que eux ils ont su rester authentiques. Ils ont su rester eux-mêmes. Ba nga xamante ni vague wala génération bu ñëw duñu si topp, tu vois ce que je veux dire. Parce que dafa am ku nekk ak lan la bëgg, am na koo xamante ni am na envie di surfer si vague bu ñëw. Ba am na ñoo xam ne dañu préférer rester. Voilà, exactly. Et te loolu dafa am importance ci rap. dëgg la. Donc dafa am importance ñu am diversité. Dafa am importance ku si nekk si aspect bi nga nekk ak ci pàcc bi nga jël. Tu sois vrai dessus, tu vois ce que je veux dire, et que man loolu laay gis ci ñoom. C'est du pur hip-hop, c'est du hip-hop révolutionnaire, et qu'on a besoin de ça aussi. Et que that's it, yeah, we keep doing it, man. All right, ok. Si c'était tout ça, man loolu moo ma neex ci yow, je vois que vraiment t'as ta particularité ci jigéen ñi ak ci rappeurs yi ak ñëpp da nga am ce style à toi, am ce touche. Xaaral ñu mosal tuuti auditeurs yi li nga xamante ne mooy ce nouveau style à toi, tout ça. Gembi so funny. Right. Liggéeyam cottu di hoe acte like ku def lu bëri waaw game bi so funny hey femme music acte like ku def lu bëri fokk say numéro 1 ñoom ñëpp seen biir dañuy bàqu di duuloo du kenn man ku ma si nduroo namuma si kenn te du ma si duroo du guro chiga real recognize real but I never recognize you never real never change better look at me see better than you ñoom ñëpp a bëgg a doon buur maa fa ga gém bi génnul sax mbuur lekk ñu lu leen ci suur bëgg ñu day ci diggu bopp maa fa ga yóbbu leen pour gém bi so funny maa fa ga you look so funny liggéeyam cottu di how act like ku def lu bëri gém bi so funny maa fa ga they look so funny liggéeyam cottu di how act like ku def lu bëri dara du sedd léegi maa ngi safara gém bi day tàng doo yuuxu waa ajana fii day jaxasoo ndax man léegi àgg na damal sa yaram booy wax del baara léegi ñoo ngi topp nekkatuñu baaram xamee sa morom dina la jëri fii ku liggéey bul soxor jox ko ngërëm hypocrite gis naa fi ay hypocrite mënuñ ma tee ennemi yàgg naa di rube man samay ennemi I hate you, I love you so much su may liggéey yaa may push yàlla ku mu def first soo ko toppee da ngay sës tuuti nañ loolu pour ñu mën ma sànk du dara fii maa fi teg tànk gém bi lay yóbbu ci yeneen i dëkk jot na léegi nag pour ñu mën ñu di dégg 30 ans même tête yi ngay gisaat ñi génn moo tax projet yi fi am yëpp a xeeñ med waaye bi i jàpp si sinon duñ jàll fii ñoom lu ñu tële yëpp ak a bëri gém bi so funny maa fëkk day look so funny liggéeyam cotti di how acte like ku def lu bëri gém bi so funny maa fëkk day look so funny liggéeyam cotti di how acte like ku def lu bëri King FM. Acte like lu def lu bëri man. I like this. Yeah man. They look so funny man. Live and direct King FM. Yeah. Bye li ma sànni xeer. That was nice. I like this. Track it nice, man. Yeah. This is powerful. Woo. Hey, live and direct rap wolof moo raw tout ça BS Jihad Underground. Amee léegi musul am talent bu mel ni man la jigéen bu mën yi man soxlaw ma nekk seen xarit pour ngeen ne man fu ma jaar ku fa jaar takk ban munu leen ma bëgg dama dëggal sama bopp man heure boo leen ma si boolee dafa fekk ñàkk pexe ndax maa fi ne bullshit wax ma kuy taxaw ne génne na ma si doo leen litu dara heureusement ba rabbi seen baay moomu ko bu ko seen yaay ëmboon ngeen fekk mu dee animateur yi ku leen gën a naa fekk guddee bu dee dagg ngeen nii wër di ngeen yéex a nommé ren bi dafa sudee maa fëkk yàgg naa xam li ngeen bëgg duma ko def jàpp sama bopp gëm ko def ko chef I got the power man got seen hip hop is bullshit they hate me I'm get big got seen hip hop is bullshit they hate me I'm get big
dama different di nga gis ren loo dul gis fenn samay different tey ma diis leen jox leen migraine yu amul fenn maa ngi di dem ñëwaat biif leen benn rigueur laa gis ñëpp mën suy am maa mën foog ma suy leen ba ngeen nii tëb diw suy ñëw maa koy dinaa gisaat di ma gisoon dindi seen bët yi ma doon xool maa yaat ñi ma mayul woon benn distance yu bay seen loo mën gis ku la mën teewul ngay mën li nga gën na nga dëggal ni nga li nga gëm amul jéem nekkal phénomène rëddal ni nga fi nga jëm bul bañ na nga zëngal beneen mi la ñoom j'ai niqué le game le flow à l'africaine du kenn boy mana heure bu ma jekkoo bit bi defal ko affaire cagala wala Galsen hip hop is bullshit they hate me I'm get big King FM. Galsen hip hop is bullshit they hate me I'm get big yeah man yeah woo trap nigga man yeah Jihad Underground ay di leen ci fàttali ne hey right hey come on man hey alors c'est ça l'univers de tout ça crazy shit yeah tout ça lu tax nga ne rap Galsen bi bullshit c'est que c'est juste des sensations une réalité xam nga oui music hip hop it's about réalité et que ay vécu la tamit tu vois ce que je veux dire oui des fois nga li ngay amee lu la neex tu le partages avec les gens que ça soit mu nekk côté boo xamante ni côté mbëggeel la wala côté naqar la wala nga gis lu la mbedd si mbedd bi donc pour man noonu lañ war a amee tam lu ñu metti si suñu biir kër quand je parle de suñu biir kër mooy dans le game en général donc am lu ñu metti wax ko tu vois ce que je parce que artiste moom amul fenn fu muy exprimer wu ay sensation wala baatam lu dul si music am right of course so yeah te que on peut pas se dire que ni voilà le hip hop Galsen tout est ok tu vois ce que je veux dire donc, pour toi quels sont les problèmes par exemple yi nga xamante ne moo dina permettre ñu gën a avancer peut-être ci rap bi par exemple moi quand je parle quand bi may xalaat sound bi di ko bind moi je me disais dans ma tête que on problème benn point bu ñu am en est que c'est un problème de reconnaissance tu vois ce que je veux dire te que loolu noonu lu am importance la si hip hop booy xool hip hop source am dañuy wax ñun dañu soxla loyauté suñu biir dañu soxla nit recognize loolu moo waral dañ daan teewal kuy commencer da ngay teewal sa gox parce que loolu mooy reconnaissance tu vois ce que je veux dire bien sûr donc c'est bien dans le travail soo gisee nit muy liggéey muy avancer muy def ay jéego même bu fekkee ni ça veut pas dire que da nga ko war a bëgg wala nga war a nekk xaritam wala da nga ko war a fréquenter but you need to recognize job bi muy def right dafa soxla nga reconnaître que li muy def that's good right okay. et que d'une part si suñu hip hop bi dafay manquer de trop donc bii boobu noonu laa amoon bu may def son bi sensation boobu noonu laa amoon et que j'ai partagé avec les fans et ñëpp dañu apprécier track bi d'accord beaucoup de collaborations yoo xamante ne jot nga ko def aux États-Unis un petit peu à travers le monde tam jot nga tukki def ay atelier liggéey ba nga xamante ne bu ma juumul y a un moment jotoon nga am matériel ba commencer ubbi benn structure du côté de Rufisque est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette partie de ta carrière de ta vie voilà comme ku nekk ak chance bu muy am donc man depuis samay début j'ai eu la chance de voyager faire des tournées aux États-Unis et que voilà voyage yooyu noonu ça m'a donné beaucoup d'expérience et que ma am si tamit ay nit yoo xamante ni si laa daan collaborer comme Purpose comme Fou Malade donc voilà dernier projet bu ñu defoon mooy Next Level et que voilà Next Level bu ñu ñëwee Sénégal def ay résidence donc man lañ choisir pour me représenter Sénégal aux États-Unis ok tu vois ce que je veux dire et que voilà ay matériel de travail yi ngay wax donc ce sont des amis yu nga xamante ni juste que gis nañ la am nañ gëm si yow xam nañ yow gëm nga li ngay def donc il te fait des cadeaux tu vois jël seeni affaire ne la am man maa la jëndal lii je veux que soo demee tu fasses de la musique donc loolu moo indi woon certain matériel et que ma ñëw Sénégal aussi teewuma ko pour sama bopp man kase donc lu ñuy wax back to the community soo amee dara pour man en tant qu'artiste il faut que tu penses à la communauté aussi donc à ma manière et ak ni ma ko mënee donc j'ai su ouvert un studio partager ça avec des jeunes xam nga di def production un peu di leen aider voilà studio bi nu mu tudd ak fan la nekk Femme Music Fadja la nekk d'accord ok ça veut dire que par exemple bu fekkee am na ku ñuy déglu heure bi bëgg liggéey ak yow wala ñëw sa studio est-ce que c'est possible c'est payant c'est gratuit ban mooy link bi nan la circuit bi di jaaree waaw objectif bi c'est free pour les femmes ndaxte sama objectif c'est de trouver un espace free pour les femmes ouais c'est de trouver un espace pour que jigéen ñi am fu ñuy exprimer
exprimer woo à leur manière sans pour autant nit wax leen nii ngeen di rabee wala nii ngeen di rabee. ok donc parce que dama yàgg dem si studio su may prise ñu may wax nii nga ko war a waxee wala nii nga ko war a waxee. donc kan mooy ingénieur par exemple kan mooy def mix yi kan moo si gérer studio bi. donc man je fais les recordings. toi yow toi-même moi-même je fais les recordings. oui donc su ma waree mix y a Met. donc il n'est plus là. D'accord. Depuis mois avril passé. Oui. Si le dem en France donc moom moo daan def mixage yëpp. mais bon bu ñuy def mix man tamit damay assister si mix yi parce que xam nga pour partager plus benn nit rek mënul def liggéey yëpp. d'accord tu vois ce que je veux donc loolu la et que voilà góor su waree fay aussi dafay fay keneen du moins ma naan góor keneen ko waree fay mais seul que jigéen ñi la ñu may gratuite parce que on voyait pas trop de femmes. Ouais. dans le hip hop donc il faut que ñu am benn point bu ñu leen joxee tamit chance. pour que ñu mën di def yenn yi tu vois ce que je veux dire. donc voilà that's it. ok une petite réaction gars yi peut-être seen xalaat ci loolu ak boo leen amee éventuellement des questions à tout ça doon na ci baax. waaw man maa ngi jégalu waa di ziar ci ku nekk di scotché aussi émission bi quoi yooyu tout ça li mu wax ni dëgg la quoi ndax beneen san gars yi ñi ngi dund game bi mais dañ si xaw a waaw dañ si xaw a waaw waxal waaw yaa ngi may ama waaw maa ngi lay waaw dañ si xaw a génne yaay faali quoi ndax benn instant ñoom am na benn affaire benn amour boo xam ne am nañ ko si game bi te benn instant ñoom ni ñu koy dundee ñoom ni ñu koy dundee c'est que jigéen chaque jour si lu mu dugg rek moom da siy dem ba jeex comprends nga waaw benn instant man sax damay toog damay déglu ay gel di rap comprends nga ñu dàqa rap ay ñoo xam ne ay gentleman lañ wala ñoo xam ne ay dañ leen di coow ak affaire yooyu mais benn instant ñoom li ñu am si game bi da ngay déglu ay émission hip hop ba mu jeex benn son gel moo fay jàll wala ñaar wala ñett comprends nga ñoom dañ leen war a yaatal si game bi comprends nga ndax ñoom si leen bokk benn instant ñun man bokk su ma gisee koo xam ni women la ba pare bëgg hip hop dañ ko war a pousser quoi dañ si war a jàpp benn instant te surtout ay tout ça waaw wala ay am na ay boye ay gootal ay comprends nga ay beneen boobi Evi ay crew boobu tas noonu ñaari boy ay yooyu rek Mami Victory ak OMG mais justement man li ma metti ba léegi comprends nga waaw ñoom xoola benn instant ñoom rek mënoon nañ tingoom game bi comprends nga man dama si gis ay boy yoo xam ne dañu mën hip hop ñoo xam ne ñoo dàkkarab góor léegi nag benn instant affaire bi lan la affaire bi nekkul yooyu xool ki nga xam dafa mën ku nekk nañ ko jox li nga xam ne moom mooy wàllam quoi mooy àqam quoi nga xam dafa liggéey lu nice nañ ko jox di ko promouvoir yéegal ko comprends nga man loolu laa gis quoi oui mais ñu ngi ci te di leen wax ni ngeen gën a góorgóorlu comprends nga te benn instant ni game bi kenn moomu ko hip hop moom xoola kenn moomu ko yaa ngi gis fee yaa ngi seetaan da ngay gis kaana ba da ngay fay gis ay ndaanaan ñoo xam ne ay women lañ comme yow dem foofu di gagné ay disque d'or di gagné lu nekk comprends nga loolu noonu xoola yéen mën ngeen am lu ëpp loolu si game bi fii ci mic bi waaw maa ngi jégalu quoi maa ngi waxtaan ak woo bi quoi yesaay waaw noonu la demee quoi benn instant nii xam nga damay am si ñoom yërmande quoi ñoom dañu war a ñoom rek bu ñu wanee woon seen bopp si game bi xam nga tamit benn instant jigéen lu mu dugg rek benn instant mën na ko yéegal quoi absolument waaw te game bi toll nañ benn instant boo xam ne mi ngi commencé di wàcc te ñoom xalaatuñ fenn foo xam ne mën na suqaliwaat game bi fenn lañ koy xalaatee moom mooy ay dem di ay def ay yaa ma gën a xam léegi lu nekk gis nga ko fii ay xaw ma rap xaw ma luñ ko tuddee seen style xaw ma non seen style boobu ñu génne fii fan yi rek yooyu noonu mën nañ ñàkk waaw mën na ñàkk ok kon ñu dem ci bu baax bi yëpp King FM affronté wut bi nga xañ ruut di jëmmal dem saaga toog dañoo bokk la fop dangaa tàng dañoo xam ji xaala jolof gëm benn boom lañu bagee penku ba saw def gëm immortel ci xol yi mindeef man ñu teree firi la ñun joobañu luy tee dañuy fly too wàcce nigga bi joobañu luy tee nekk top number one wan nga ñu reebi ci suuf nga yéene dee bi li ngay jëm du sotti mukk dañoo dee soog a jub dañuy namp bëgg ñu perlu dañoo tàng bëgg ñu serlu ñun la ji ñun la underground come on
dañoo di ci rap jolof préparé guerre bi ne big bang romb nañu jant ak weer ñoo ngi juróom ñaari asamaan di nga tënk ci kaw ba seen topp ñu xool ci télescope ki ngay yónni daba bu ñu dañuy fool yow fokk pënd bi wëri ci underground ci underground oh dégg sama crew des na fa ne pënd jóge we don't give a fuck ñun xóot lañu jóge underground ci underground la boñu dañu tëmb rap nga doon bakk yaa ngi tey daj nga tëmb ci underground soxi takk pënd bi jóg buri bëri balaa nga ñëw teg ice fokk pënd bi wuri ñu delloo waat ko fa woon dooli si liñ fi bawoon yéeg ci bitu funk njàpp ci betu jump pënd ji ënd bi rënk du débi saa su du krënk dafa tàng teggi sa tànk gédo baa ngi saxaar bu haat bi lay bomb bitch lay Dakar monte fit ñoo di jeng ma tombër tekki sa ngemb maa la mag fekk sa démb break bit nga yëg si aj baar bi foo dul yëg si rap nga doon bàkk tey dëmb yella dox si armé nañu mag noom waaf leen bali taaxu fekki laay diir mabal seen dali tekki laat ger froid bake bomb si toi represent sama squad underground jihad sama crew des nga fa ne pënd jóge we don't give a fuck ñun xóot lañu jóge ci underground ci underground la boñu dañu tëmb rap nga doon bakk yaa ngi tey daj nga tëmb ci underground jàpp leen daan ngeen ci dëmmi rhyme si ngeen daan ganneer lañ leen di jox jaxan ci jëmmi li MC daan nafar maraxan jël la ñuy ñëw dara si jël ki ngeen góolu def ko mbër la ñuy tas ñëw terrasse si li ngeen sàkk def ko kër ñu tas ñëw terrasse si li ngeen lekk ba fër la ñuy fuuf ñëw raasier si man ak yow ci rukk nga sukk jox ma sa fukk yow ak sa fukk ci rukk sukk ma boole rukk dugg sa dëkk takk sa buur bàyyiwu fa sukk lakk sa matt bàyyiwu fa ëkk jox ma sa fukk ci lu ñàkk mënoo ko sëkk ba ci say gént doo ñu dëkk dañoo tànku teelu tar bi yow usul ñu bëgg ñoo suur ñu fannaaw ba kaaw ñu bëgg ñoo xaddaaw lu gaaw kir ñu yëg ak ñoom tam kir foog yaak li nga foog we don't give a fuck never yeah. oh dégg sama crew des nga fa ne pënd jóge Come on. we don't give a fuck ñun xóot lañu jóge ci underground ci underground foo dégg sama tëmb rap nga doon bakk yaa ngi tey daj nga tëmb ci underground King FM. Voilà, c'est comme ça tous les vendredis, strictly live and direct, rap Wolof mon raw. Hey, Fam Music. What's up? Hey, baby. Yeah. Rah. Hey, it's someone like. Ay. Sure. Fulay jaay Dakar mama ñam jeexal ko waxal mer de fajul naqar xëyal suba nga neexal ko fulay jaay Dakar mama ñam jeexal ko waxal mer de fajul naqar xëyal suba nga neexal ko fi lu waay da def ko neex xam nga ni wax mënu ko dindi ñaan yàlla mu bañ a jeex ndax du ñëpp ko mën a firi fi nga bokk mooy fi nga moom kon loo ci rus xarit yow sigil ku la wowul te joxu la bu la woowee mën nga ko bañ wuyu dund nga lenn li léegi yow xamee nga ñenn ñi xam nga li yàqu fii wax ci mu bëri ndax taxu fii duma ñuul ñaaw ñàkk fayda leer na la loolu moom mënul ne gëma nit rek la doore day gaa loolu mooy li mën a ne fulay jaay Dakar mama ñam jeexal ko waxal mer dafa jul naqar xëyal suba nga neexal ko fulay jaay Dakar mama ñam jeexal ko waxal mer dafa jul naqar xëyal suba nga neexal ko They gotta be my witness, I'm killing them. Quoting these lyrics, your women be feeling them. I came for the business, I'm giving them quality. How shout out my man Escape. Take a look at how we get it in. Call up Tucson, bring your women women friend. Out in Senegal with the the visionary. visionary. I'm a send abroad for the fishing in. Rah. Plenty bitches, I'm a Nonsense. them. Joint ventures with the stars in them. A young believer got the the bars in them. them. Said we doing well for some foreigners. Cowboys in the car. International Deposit. deposits. Gorilla glue in my jaw. Got the food in the cockpit. I got a
give you what you want. You feel it when it thumping, motherfucker gossip. Told him come and get you some, the children of the sun, we finna make a profit. I ain't in it for the nonsense. Got the west side on my conscience. On stage, I'm a monster. Gotta love it, killing every concert. Fulay jay Dakar, mama ñam jeexal ko. Waxal mer dafa juru nakar xeyal suba nga neexal ko. Fulay jay Dakar, mama ñam jeexal ko. Waxal mer dafa juru nakar xeyal suba nga neexal ko. Fulay jay Dakar, mama ñam jeexal ko. Waxal mer dafa juru nakar xeyal suba nga neexal ko. Fulay jay Dakar, mama ñam jeexal ko. Waxal mer dafa juru nakar xeyal suba nga neexal ko. Ay ra cha hey ra Super. Ay ñu ngi nii ñooy sama guest today ci Rap Wolof moo raw Jihad Underground VS tout ça. Alors tout ça, elle a un événement boo xamante ne c'est prévu pour ce 30 décembre mu nekk la première femme bi nga xamante ne day rap nekk ci culture urbaine yi fas yéene dugg Sorano tout ça quelle est ta motivation lu la dugal ci bëgg a dem Sorano nan nga gisee sa Sorano et puis quel est ce challenge pour toi? Donc comme lu ñu wax rek cette année on a fêté 30 ans de hip-hop Galsen. Donc il fallait avoir tamit benn manière de le fêter en tant que femme dans le milieu urbain. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée est venue de là. Donc ñu war a def Sorano le 30 décembre. Fêter 30 ans hip-hop au féminin à notre manière et que di inviter tout le monde pour que ñu ñëw support loolu noonu. Donc c'est une occasion aussi pour man durant sama carrière yëpp de vraiment voir sama fan base man mënuma wax sax fan ndaxte c'est des gens de ta famille, c'est tes amis, des gens qui te supportent ñu nga xamante ni ñoo la bëgg anytime di nekk autour de toi. Donc des fois moo tax du ma leen bëgg sax utiliser comme mot fan. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un moment de partage, c'est un moment boo xamante ni de découverte pour ñenn ñi nga xamante ni sax xamuñu ma. Tu vois parce que am na ñu bëri pour man ñu nga xamante ni xamuñu ma moo tax tey may continuer di liggéey wala may continuer su ma ñëwee émission di présenter wu man maay kan fan laa jaar. Tu vois c'est important je pense. Donc j'invite tout le monde et que surtout les gens ñi nga xamante ni ñoom laa dëkkal Guédiawaye, HLM Las, Paris, Pikine, Thiaroye, everywhere. So ñu ñëw support le hip-hop. Donc amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen donc ñëpp ñu ñëw te xam ni c'est une première depuis 30 ans d'existence. Hip-hop au Sénégal jigéen taxaw am sañ-sañ mu ne dafay jël Sorano salle bu nga xam ne c'est un salle mythique du n'importe qui moo fay jaar. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi de ma part personnelle c'est toujours un plaisir di def ay challenge. Tu vois parce que man pour man loolu mooy dundal affaire bi chaque at nga def loo deful woon. Tu vois maa ngi koy dégg léegi mu nekk ni ñun mën nañ am ay disque d'or ay disque platine sound bu ñu mujjee teg ni léegi dañ ko renommé disque platine aux États-Unis par RIA. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc collaboration la artiste bu nekk ci dëkk ak dëkk boole ñaari culture yu bokkul. Donc ñoom ñu dégg ko ça les a fasciné et que ñu sponsoriser ko tey mu am ampleur def ay 2 millions de ventes en une semaine ci seen site internet yi. Tu vois ce que je veux bañ décerne ñu disque platine. Donc loolu noonu liggéey la et on a eu à travailler ça dans ça avec le label. Donc moi en fin 2016 dama signé sur un label international bu tudd YB Young Believe Entertainment basé à Washington DC. Donc tey suñu amee opportunité yooyu noonu di ko def donc ñoom seen loxo dafa nekk ci biir parce que tey nit wala artiste wala whatever lu ngay liggéey mooy que mu génn frontières yi. Tu vois ce que je veux dire? loolu la ñëpp di wut waaw ñun ñëpp loolu la ñuy ut te loolu mooy hip hop bi foofu noonu la toll. mooy mu jéggi frontières yi donc suñu amee ay label wala ay collaborateurs yu ñëw donc gëm suñu rêve que ni dañ koy accompagner muy ne egg niveau boobu. Donc that's it, c'est un plaisir et que c'est une chance aussi. Voilà, moi je me dis que yàlla moo ci jàpp et que chance la et que du continuer aussi inviter à tout le monde pour que ñu ñëw support événement bi. Donc les gars Jihad Under. Donc à partir de tey sachez que yéen a ngi ci biir. Tu vois man dinaa indi seen invitation. Inch'Allah. ñu fêter xam nga partager des moments voilà that's what's up. Ok alors ticket yi gis naa ci WhatsApp beeg un peu les réseaux sociaux que génn na. Elle se passe comment les ventes? Elle se comporte comment actuellement? Est-ce que ça marche? Est-ce que ticket yaa ngi dem? C'est quoi le topo actuellement? Donc elle se comporte très bien. Mais comme lu ñuy wax rek xeeb dolli. Donc boo amee un événement de taille
Donc tu as toujours besoin de plus. Pour que ça réussisse énormément, tu vois ce que je veux dire. Donc ñoo ngi def vente yi, les gens ñi ngi am sen taxawaay ñi ngi jënd. Donc di leen insister à ce que ñu continuer di jënd. Donc si je peux me permettre ma joxe numéro au moins. Bien sûr. Tu vois, avec un grand plaisir. Exactement, ku bëgg jënd y a le 77 798 71. Donc les préventes ça coûte 2500. Et que ku bëgg jëndaat tamit y a un autre numéro le 77 466 23 20 et le 77 244 38 95. Donc ku mën jënd et que y a des amis aussi duma leen fàtte shout out. ñoom ay dañu ñëw ne ñoom ay VIP lañ. Donc ñëw jënd loo bu bëri. Donc ne lii dañ koy support suñu sister donc ñooñu aussi au ma seen fay. Donc di leen am reconnaissance bu rëy si loolu. Et que voilà di kontaan que ñu ngi continuer di def vente yi et que bëgg nañ def sold out. Right balaa day bi. Inch'Allah tu vois balaa day bi ñu def guichet fermé. Xam nga ñun ñëpp ñu tasee ñëw fete ko xam nga seen xarit seen doom seen jigéen. Donc moo jël challenge et que ñëpp dañ siy jàpp. Inch'Allah gars yi seen réaction un peu par rapport ak loolu. waaw day nice mooy li may wax quoi tout ça ceebu njaxas la. Baye Fall la koy lekk Baye Fall la koy cooban sànq elle a bien dit quoi franchement je suis ému quand je l'entends parler là franchement. Parce que je dirais que moom bëggul hip hop moo ko def quoi tu vois. Tout ça ba muy fréquenté rap boobu xale la yi gamine ba ma koy gis que gas 14 ans 15 ans 13 ans comme ça. muy wàcc di jaar tu vois. Déterminé. Franchement billaay déterminé nekk ci quoi donc tey su ma gisee muy teg ay ngande événement lorsque j'ai entendu que dem na voyage ma ne day dem man. Tu vois. alalu Baye Fall la bu la kenn na day dem li mu wax noonu ci gars yi loolu la. waaw. son bi mu teg noonu sensation la yëg-yëg la ñun peut-être. am nañ moment boo xam ne am na yëg-yëg yoo xam ne mënuñu ko def mais tout ça actuellement ay des jeunes da koy defanteeg ñoom ba mu neex de. mais grand lu tax ngay wax mënul leen ko def je pense que musique la. non musique la mais ñun tey am nañ foo xam ne. benn knowledge peut-être. peut-être on a am na peut-être fu ñu toll foo xam ne. tey suñuy rakk ak suñuy doom ñooy raban je peux le dire. bien sûr si. donc yéen da ngeen génnee seen bopp ci rap bi actuellement. non mënuñu si génnee seen bopp ñun rap lañ mënuñoo génnee suñu bopp ñun bu ñu rabee da ngay xam ne raba taxaw. ah c'est sûr c'est clair. donc ndëpp ba mu jóge fa. mukk ci àddina quand même. donc pour ajouter quelque chose que dans le Sénégal dañu am habitude pour dire que ni voilà âge bi nga toll da nga non. Jëzi mënuñu la wax ñaata man bu ma la waxee at Jëzi mag na est-ce que du sama morom papa. Tu vois ce que je veux dire. te ba léegi mi ngi rap mi ngi entertaining li muy def. Tu vois ce que pour man chaque chose à son temps et que lu nekk dafa am étape. day am benn moment booy tori sa carrière. lii nga war a prôner nii nga war a doxalee. that's it but nothing change mën nga def lu ngay def ba keroog ngay dee. musique pour man respect bu ma ko jox c'est comme un métier. Quand tu dis nit ki yow âge bu nga toll wala arrêtel c'est comme si mani la arrêtel job. man noonu laa ko gisee. c'est clair. Right donc ñu bañ a waaw keep mentalité yooyu. ci micro bi grand. waaw doguma ko mais. waaw di ko souhaiter réussir total si. événement bi. comprends nga mais dañuy wax ci benn. ci micro bi baal ñu. waaw maa ngi si micro bi dañuy wax si benn game moom. li muy def nii lu du nekk lu ndaw quoi. wax dëgg yàlla ñun jàppee nañ ko affaire boo xam dañ koy valoriser. te fépp fu ñu taxaw dañuy ñëw jëm a valoriser loolu jëmal ko wane ni kii nii dafa nekk benn système boo xam dafa jógee si underground même bu dee moom gars yi comprendre nañu mais Hako du si ay affaire la ay da nga metteeg da nga lii non. mën nga nekk Hako ba pare di def ay lu la neex. musique la quoi. ñun am nañ ouverture musicale. c'est que gars yi ñoo comprendre tey jii nii am na ñoo xam ne ñoo diaboliser game bi. ndax benn instant dañuy wax naan ay ñii dañ leen tënk si ay business comme ñii ni Hako lañ ñii ay lii lañ ñii ay lii lañ non musique la ñuy dund. mais benn instant dafa am lu ñuy représenter. li ñuy représenter nag loolu noonu xoola si paroles yi la quoi. si paroles yi nga xam ne mooy jàll. message yi nga xam mooy jàll gars yi di ko déglu xool tey jii man bitu mbalax boo ma ko joxee ma rap si. comprends nga. boo ma joxee mbalax ma rap si. comprends nga mais li si am solo mooy message bi na jàll. comprends nga te tey yi nag dañu diaboliser ñun ñi nga xam ne ñun comme ay Jihad Underground. non pourtant pas ak affaire non dama lay expliquer quoi. waaw dama comprendre. waaw surtout Fata damay siy dut baaraam. waaw day wax ni ñoom ñii dañoo complexé ñun dañuy def mbalax ñun dañuy def li daf ñu bëgg a jaxase ak public bi. ñun tey jii nii. moom fi ñu ko invité xam nga tey fii ñu nekk nii. waaw borom rajo bi. invité na ko Bercy mu ñëw. munoo ko xàmmee ak taasukat yi.
man tey jii bu ma xoolal bu ma defoon duo ak Youssou Ndour bu may rap da ngay xam ne kii rappeur la. da ngay am sa touche sa griffe quoi. comprendre da ngay am sa touche da ngay am sa griffe. waaw wax nga wax bi. du maa ngi koy wax naan bu dee lii mooy sartu hip hop. ma xotti téere kul xët. xaatimaat yeneen xët gedd seen hip hop. est-ce que comprendre nga. comprendre naa. waaw ndax du sarme. du arñe du respect du jiis du love du peace. bëri ay fake MCs naa fekk. dañuy jaxase ak public bi. comprendre nga. ñun bi ñuy doon booy ñun suñu dret suñu lépp si hip hop lañ ko def. mais attends ñu nekk xale. waaw dama lay tegal. waaw xam nga kii buy expliquer naan laay 92 lañ commencé rap. comprendre nga da nga naan waa kon ñii kon ñaata at lañ war am xanaa ay paa lañ. mais bu la koy wax si biir wax la quoi dañu yàgg a fréquenter hip hop. ndax man boo seetee man ay 89 boo seetee gars yi ay 89 90 boobu ay 9 ans la ñu am. 10 ans. mais dañoo fréquenté ñoo xam ne hip hop fi mu soqeekoo. ñu dañ doon dund ak ñoom. te yow xam nga si lu bëri quoi. bu baax a baax waaw yow da nga dund loolu quoi. for real. ñuy ànd ak ñoo xam ne ay danseurs lañ dem ba hip hop bi judd ba toll fii mu toll nii ba léegi ñu nekk si ba benn instant dañu am benn direction boo xam moom lañ jël di ko dund. comprends nga dégg nga loolu ñuy dund nag ngir yàlla ak yonent bi nag ñu bàyyi ñu dund ko. comprends nga. tey jii xoolal caga bu amee droit taxaw wala góor jigéen taxaw di manifester wu xool wax laa lay wax nag de. bu baax maa ngi dégg. góor jigéen bu amee droit taxaw manifester wu wala mu wane boppam wala mu bëgg a ñëw bëgg a yàpp koo xam ne góor yàlla la. dafa am nu mu demee. bi sa dégg mu baax fi may waxee. bu baax a baax a baax. ndax xool tey jii nii xam la moo tax ma wax la lool la moo tax ma junj la lool. waaw tey jii nii ñun ñuy def rabu dëgër bi dañoo commencé dañu diaboliser. naan ñu ay affaire yooyu seen affaire yi ngeen dafa metteeg affaire yooyu non nii ak naa. mais pourtant man par exemple damay déglu ba ma wax ba pare. waaw acca. li dañuy diaboliser naan li ngeen def dafa metteeg li ngeen di rap affaire yooyu nii ak naa comprendre nga. kon loolu mooy caga yi nga xam ne ñi nga xam ne ay góor jigéen la ñu woon. ñoom ñoo am fit léegi taxaw di ñu diingat ñu. comprendre nga. kon ñoom bu dee ñoom ñu ngi def seen affaire bitch yooyu. ñu bàyyi koog ñoom. maîtriser leen. kon ñoom nañu bàyyi suñu bu wow kongo bi ñuy dund quoi te si la ñuy dund ba ñuy dee. mais am na ñu bëri ñuy déglu bu wow kongo bi. man damay teg seen son. am na public am mais man dama koy teg pour intervenir un peu rek Oli. waaw si li muy wax que ni. acca li muy wax dafa am importance mais. il faut pour man booy xool affaire da nga koy xool si source bi. donc fan la jóge ak fan la war a dem donc artiste musique rap art la. ku nekk am na liberté expression bu mu war a am. ku nekk fan la jóge ak lan mooy réalité am loolu dafay refléter ci musique am. right pour man amul kenn ko war a juger nit que ni yow lii nga war a def baaxul wala nii nga ko war a defee. mais bien sûr parce que man fi ma jóge ak réalité bi ma dund ak nan laa mel ak nan lañ ma yaree loolu dafay refléter ci musique bu may def. donc bokkul ak keneen loolu nag mooy def suñu diversité mooy lu may wax sànq rek suñu diversité mooy def suñu richesse. est-ce que comprendre donc ku ci nekk encore dañ ko war a bàyyi ci univers bu mu nekk. muy toj univers am. muy développer foofu. bien sûr parce que ku si nekk am nga public. très bien tey Djiha Inde soo ko fekkee si kaw scène public bi fay nekk c'est fou. mais c'est clair. tu vois ce que je veux dire donc man exactement man suñu tey mënuma dégg ni nit ñi dafa am par exemple nuñ koy xoolee wala dara loolu amul. tu vois ce que je veux dire loolu du benn nit moo koy juger wala keneen moo koy juger c'est le public qui juge. et soo demee conseil di nga gis public bi folie bu muy am su gisee Djiha Inde grandeur ak énergie bu muy dégager bu ko gisee that's it mais pour man you guys da ngeen war a keep show love boobu noonu. da ngeen war a keep ci wéy boobu parce que mais munoo xaw ma na laa la ko mën a waxee. munoo dund benn dund bi dëkk benn endroit bi. nga bëgg a def refléter leneen lu dul yow. absolument hip hop is about reality right. yeah. en tout cas pour man yow laa àndal. en tout cas donc hip hop c'est la réalité. pour ma joindre seen wax. waaw actuellement ñoo ngi ci xam nga tey ñun hip hop bi ñuy def mooy li tout ça wax sànq c'est un choix quoi. tey la musique c'est un choix t'as le choix de faire ça. l'essentiel c'est que tu le fais bien fais-le quoi. Quand tu es sur scène, dégage l'énergie que tu as dégagée, capte ton public, fais ce que tu dois faire et puis casse-toi quoi. ñun waa Thiaroye lañu li ñuy dund. gis nañ suñuy sœurs yi gis nañ suñuy papa gis nañ suñuy yaay donc ñun ba léegi bindaguñu on n'a pas le temps d'écrire. on ne fait que raconter l'histoire du guerrier quoi tu vois. bien sûr donc tey mënuñoo reprocher keneen ak keneen musique bu muy def. parce que xam nga lu tax booy xamuñu BMG Matador lañ xamuñu P-Fries Xuman lañu xam. booy xamuñu PBS Awadi lañu xam. donc kooku noonu am na lu leen rëcc ba pare. voilà kooku mënu ma ko reprocher saa waaye li may def da nga ko war a def mënu koo def man li may rab booy ba ko rab day dee quand même.
yëg-yëg yi du benn du sensation bi. donc mais qu'est-ce que tu penses boy fi ñu toll actuellement quand même il y a des bons boys qui sont là. ñoom ñëpp a baax A ba Z ñoom ñëpp a baax tu sais pourquoi. nit ki bu ko xeebal xelam fu mu toll. xam nga lu baaxul. animateur bi toog di émettre li baaxul moom mu xam ne lii waru koo prôner pour hip hop bi. mais booy bi li muy def ba yëg ko. ba mu def ci xaalisam ba ñëw indi ko ci animateur bi moom xam na ni moom fii la mën a tonte loolu la yëg. mais animateur bi toog war a prôner hip hop Galsen kii toog state wala feneen ak feneen wala découvrir hip hop Galsen ci nag plateforme bu nekk style bu mu soxla. da ciy soxla quoi ñun ñëpp tamit mënuñoo nekk ci kër gi ne chaque jour ceebu jën la ñuy lekk. ah c'est sûr impossible quoi. c'est sûr impossible. Ouais, mais nag tout ça tamit bett na ma tuuti bu mu su fekkee gis naa ko elle est un peu féministe là c'est temps-ci. waaw parce que il faut mu am góor yi dañuy fay sama studio. non grawul il faut non loolu ma juum sax mais ñoom nag ñoo fa ëpp te duñ fay dara laa. mais ça va cool sinon aussi bon ça va quoi. musique baa ngi dem affaire yaa ngi dem et que génération bu nekkam dabuma la mi ngi marqué temps tu vois ce que je veux dire te loolu moom important daa si pop génération bu nekk mi ngi marqué temps donc nouvelle génération bi mi ngi def liggéey bu doy waar boo xamante ni tamit ñi fi nekkoon manqué leen nañ ko ñoom ñi ngi koy mottali absolument tu vois ce que je veux dire absolument ils ont d'autres cartes en main exactement loolu la ku si nekk rek sa air bu ñëwee da nga koy marqué def lu nga war a def nga jàll nga bàyyi keneen ku mu eggali parce que musique art la c'est comme un livre ça finit jamais kenn day ñëw eggali ko def point de vue am xalaatam philosophie am dee keneen eggali ko that's it right et que ñuy reconnaître et que di jàppalante di partageante parce que loolu tamit xaw na fi manqué tu vois ce que je veux dire la solidarité entre ñun tu vois ça artistes c'est américains yi vraiment le point foofu la ñu bi nga rawee xamante ne c'est la bête noire américains yi foofu la ñu rawee bi fi gën a mag Drake Milk def nañ fi beef bu mag bërki démb temps yi passé la def concert am indi Milk ñu toj concert bi tu vois ce que je veux dire donc dañu am esprit de dépassement ndaxte musique entertaining la dañuy make money exactement dafa am loo xamante ni bu fa tollee dañ koy foowee ñu def ko après ñu jàll si leneen te ñun suñu commencé wul di show lovante suñu biir ñeneen ñu duñu show love nigériens yi dañoo show lovante seen biir ba tey foo dem boîte Sénégal tey ñoom lañ fay dégg donc il faut que ñun aussi ñuy commencer di show lovante suñu biir di jàppalante di support xam nga tey man ak kii mën nañ xuloo mais moom su xewlee man dama ko war a sotal ci suuf. ci yoon waaw. est-ce que yaa ngi comprendre parce que moom su réussir c'est comme man maa réussir. dëgg la tu vois donc loolu laa amoon message boo xamante ni tey mën naa ko voilà. benn kii bu ndaw rek laa ci waaw grand acca démb bu fekkee gars yi comprendre nañ ne garab la. waaw garab buy sax. waaw ñenn ñi ñooy nekk reen bi. ñenn ñi nekk xob yi ñenn ñi nekk branche yu ndaw yi ñenn ñi nekk meññeef yi ñenn ñi nekk xob yi. ñëpp mënuñu nekk reen quoi fon su boobaa garab du am. dëgg la te su fekkee garab bi dafa nar a meññ law bi ñëw yattu ko kon dara du dox. dëgg la ñu bàyyi xob yi jaar nii fruits yi jaar nii branche yi jaar nii reen yi nekk fi ñu nekk. aywa ñun nag nangu nañ doon reen yi quoi. te du ñëpp a wittandoo important. voilà c'est les deux yi nga xamante ne ñoo fi taxaw tey Jihad Underground depuis Thiaroye am beneen vision ci hip hop Galsen. Également Sister Toussa qui a carrément son style à elle. On a beaucoup d'internautes qui sont connectés di leen remercier un peu à travers le monde. Dinañ ñëw tout à l'heure ci Fatou Bintou Sow qui est connecté. Bëri na torop ku ci mel ni Amadou Koundoul Moussa Ndaw Fatou Fall également qui est connecté. Tafa Gaye respect. Yeah. Bëri na ñi nga xamante ne ils sont connectés Yaya ma xool waaw Yaya Jem. Yeah, group WhatsApp Jihad Underground. Yàlla ji Gaye. Yeah. Mr Malang. Nigga Mef. jaajëfati. Hélas kuy kook 6. acca gars yi ñu mosaat affaire yi ah. live bi. Niggas bët yëpp a xonk rango ñuy tuuru ñuy fomp King FM. Yeah. ñooy rey temps bi wala boog temps bee ñuy rey. Jihad Underground. Rap Wolof. Ndóol ni mu di si bés bu romb weesuwul day mel ni mooy dellu si toog ñaan xëy na bis nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si ndóol ni mu di si bés bu romb weesuwul day mel ni mooy dellu si toog ñaan xëy na bis nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si jànkaloo ci nekk bu xat xëy na xun na gis sperme yeew ak yut yu tas mboot bi sama kaw ma faxas unku bi taxaw di ma observé waaw jënaat yeeku gën a gaaw traversé taw ni mes muusi di xeex ci kaw point ko bëri coow ni taw cottu ndayam fii kenn mënu fee nelaw jóg yaram bu tas fees de la trasu pédas yegg ci dus bi saw xolal kare gi fépp la gas
noo def ma ngaj ci force bi duus bi wóolu ci goos yi boy mais jël na waasi noo si bàyyi fi boy si haay kaasa kuddu luusi bala dee kaas yi ndax bi fépp la tas kenn du kaas ku wax ñu xas jàng jéeg yoo sumaani neex ñu sandi mbuus yi xaaral ma takk cuus yi ñëw dem gàlle jéeg ñëw dem gàlle amuleen kaas man maay kaas fii kenn mënu fee nelaw ndool ni mu diise bés bu romb weesu day mel ni mooy dellu si toog ñaan xëy na bis nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si ndool ni mu diise bés bu romb weesu day mel ni mooy dellu si toog ñaan xëy na bis nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si ñàkk a jox sunu jëmm dañu dëgg dayu dëmm tawatu xonet booy moo ma tax a ñëñ gedd sunu lal dox kàttu guddi kër gi waxtu xëy fekk ñoo ngi taalee ko si dër bi biddanti yeewu yenn heure yi waxtu ndekki passé fel buntu génn waa gàlle añ ba fàtte nga mer dugg te jaar sa buntu lemu te daat muñ mu xaar nga takk boom taat génn gàlle ak àll xiif ngay demee booy siyaari say homie fekk leen ñu koonawu dar bopp joomi ñiy weeru si taatu miir yi ñu dóor gaaf ñele kaay ba ñu leen di jiñ ay gaaf sunu caabi seliru dumu imbécile doogu ice biir taan foog nga génn ville cëpp gédoo pet peto muusu gerte kemb use wonder weng xob xaal gësëm fourne dogo teg sëm fanaan ci mbedd mi yeewoo xiif jox sa biir nga lekk ngandi xiif ndool li mu diise bés bu romb weesuwul day mel ni mooy dellu si toog ñaan xëy na bés nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si ndool li mu diise bés bu romb weesuwul day mel ni mooy dellu si toog ñaan xëy na bés nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si tey ci bis bi après timis bi xaar ba dëkk bi nii si biir jàll sol sama dàll dëngal sama kàpp di njàpp àpp naak ba fajar di rap fokk guddi gi neex tey sama poos dis na gann nooru aaru coole waay di ci sama bracket jonkan saw ci mbedd mi jóg yëlëb te jaar li ci xaw a cool mooy booy ak ni guddi gi ñaangee maa ngi deew ak tiitaange bëtu muusi ñuul li tàkk ci taatu garab yi wëpp law ramas na jëpp may daw ba sama tànk dal sama cuukal agresseur yi war ma ndomb futi sama tuba yak dal sax ba ci ndomb tàpp ma jaa sama faxasu romb dajeeg paaye juga ci jàkka ji dama jàkk ni wogganti waat sama kalason wóbbali njaab lépp ci koona bi dajeeg benn mer ci bopp kooña bi muy gas guro puso ak nen ci sele ba yoona bi wóob ngay dégg yoona bi fajal jeeg yaramu neenam bi nga nekk ci mbedd mi tëgal say nga maam dañu ma agressé lay la waaye loxo tànk bu come on yeah toog rek jogi day ndool li mu diise bés bu romb weesu ñaan xëy na bés nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si ndool li mu diise bés bu romb weesu day mel ni mooy dellu si toog ñaan xëy na gis nga génn si bés bu dem ba weesu day mel ni mooy dellu si come on Sister Kumba Sister Kumba Jainaba wala Boris What's up? Hey wala Boris I was good. Jihad Underground for live huh hey Sister Fatim hey Ndeye Ndiaye for live man Fatim 44 Fatim Chip, come on. bu nangu des gannaaw ñàkk dafa jiitu am bu nangu des gannaaw ñàkk dafa jiitu am faaye la ñu tam yeah that's better ñàkk dafa jiitu ñàkk dafa jiitu am yoonu ut dóor waar gën ko am ndam fipp dafa jot util xëy bàyyi toog cakaay jigéen bawal dawal war nga mën a mel ni benn bawal daa salaara fii kaaraara ci kaw yoonu ut dañ lay teg paaka buut noonu ngay sóor tax bañkat ngay doon ñeme dang dóor waar wuti koom aaru gëm sa bopp bañ a wéeru ci ay mbokk jombala ñaani sa doole ngay daan bu nangu des gannaaw ay ca bokk nëgën a gaaw jarul di liste xaar fokk nga ji soog a xaar Fokk nga gëm am jom bay fal door waa aaru gëm sa bopp yoonu góor foog mu bu nangu des gannaaw come on ñàkk dafa jiitu am Oh, you ready?
come on. ñàkk dafa jiitu King FM bu nangu des gannaaw. come on ñàkk dafa jiitu bu nangu des gannaaw. G and the soldier ñàkk dafa jiitu Mama, niggas, you gun fuck around, you was brown check. Axe rubber stack. Knife link your gun, my two rubbers, jail. Just pick up bell, gun at your underground, jail. Wacky bubble. Dang, test, Harachi Warby, them buses. Hip is the eyes, fuck is the lie. Yeah, it's a ass of family, niggas, that's a family, niggas, mama, niggas. Joke niggas, gup niggas, wild niggas I gëm sa pop ha Up niggas. Tracé sa life mbokku la Bala ngay tàngay taa taa. gëm ne lu mu tar ëllëg yaa koy fay Fuck the jihad, mu ran, I'm your break at your win. Fuck the jihad, mu ran, la tagete for I ran. Yo, biggie, haral sa bis ngay door a gis, yo, fi is. Haral sa bis ngay door a gis, by far. That you must again, the fuck the gun, by far. Yeah, what up, man? Yeah. Bear where you were What's up? where you were Hey, good massage, I'm a girl, what up? Get away where you were Yeah. Come on. Yeah. Gastul xul sa yaay ba tam taa nga xam ne yaa fa sës jar na suba ba ngoon di tës nigga bës lii roga laaj ci ënd bi nu mu mettee teewul ñu dund ci mbekk te boobu ba léegi ñoo ngi taaxirlu te luy tegu sunu kaw ëpp na nattu foog ngay wattu letti waayu ënd bi moo fi ënd bi dund xamuñu njëriñam te xamuñu fu ñu jëm xare ba tedd lu ñu gëm pouvoir bi nee ñu wuti ko bu wasak lang ñu wuti ko ne geerab nga jóg te muuroo sa ngëm-ngëm yoon bi dafa lëndëm kin pii ba géeja waay Roy Chaba Peya Mali bi jubali capital summi capital takkani nigga You know why? Yeah. Come on. Come on. Only B where you were Come on Neko ñàkk dafa jiitu Tambacounda King FM where you were Come on. ñàkk dafa jiitu Daf la foo réew man Come on. ñàkk dafa jiitu Jolof for life Daf la foo Let's go now. réew Yeah. ñàkk dafa jiitu Let's go then Aïe. Pop. Extraordinaire. Sama gars, for real. That's dope. That's very dope. Mais Olibi, son bi ni si kaw scène, c'est autre chose. C'est extraordinaire. Sama gars yi nag li ma leen bëgg a laaj justement est-ce que yéen a ngi pare peut-être un projet ci 2019 bi ñu jub si wala est-ce que yéen a ngi pare série concert qu'est-ce qui va se passer pour Jihad Underground pour fans yi ak gars yi déglu. ay projet bu soobee yàlla ay projet parce que toog nañ ay diir yoo xam ne gars yi gisuñu. donc bu soobee yàlla gars yi bu yàggul dara fii ak décembre dinañu am benn maxi. waaw. 2 maxi bu soobee yàlla nañ ko am. 2 maxi. 2 maxi dinañ am festival. ñaari festival nañ ko am aussi. yoo leen di sanc yéen. waaye ñuy sanc biir Thiaré waa dellu si waat Thiaré dellu si waat suñuy propre festival tu vois. yeah. 2019 bu soobee yàlla album Jihad de demain à demain dina génn demain. ok dina génn quoi. Inchallah. bu soobee yàlla dina génn quoi. ñoo ngi ci kaw bu soobee avant demain à demain bi am na luy waajaat benn ñu ngi waajal benn maxi. boo xam ne 4 titres lay doon. mais am na single bu ñuy waajal nii instant bi nii ñëw na ba léegi mi ñu koy waajal sànni nii yàggatul dara mais loolu projet boo xam ne continuité lay doon quoi. après single boobu noonu gars yi dañuy xaar album mais leen di jox benn maxi boo xam ne 4 titres lay doon après bu leen joxee loolu après ñu jox leen album bi quoi. d'accord donc début décembre peut-être. non Inch'Allah non Inch'Allah même pas un mois di ngeen am single bi. d'accord waaw même pas un mois di ngeen am single bi. ba di ngeen ma jox exclu bi. yow lañ koy jox. Inch'Allah bu soobee yàlla Inch'Allah donc après loolu peut-être ci diggu année bi les gars mun nañ koj ne dinañ leen jàpp ci tournée wala ay date de concert. album bi moom xaar leen 2019. 2019. waaw d'accord ok y a pas de problème tout ça ñu xool son bi ba xam ah. Go. Hey. It's J Life music. Right? Yeah. Oh my God. Waxal waay. Mbaye Gueye Faye. Maam yu. Yow lu lay fay. Waxal waay. Mbaye Gueye Faye. Hey. Man xawma lu lay fay.
ah Mbaye Gueye Faye ana you yow lu lay fay waxal waay Mbaye Gueye Faye raa man xawma lu lay fay loo def neex na ma waa kay yaa yokk xar mi karaw yëngatu leen boog yéen waa sañ-sañ man maa leen tippoo ngéwal laay wërte fëla buujoo da ngeen ni dóor boole woo leen ci saaga waaw góor fii loo def ñu wax tippool jëf ji bàyyi leen ñuy wax del génne sarax ca daagaaw lamiñ day warax ku boot bukki xaj yi mbaw la loolu mam booy ma ko wax yokku cere dolli ñee man mooy sama wax ñambaas yàqul dara si sër bu ko dul yëpp déggal bi tëgg Mbaye Gueye Faye sañ-sañ rek mooy dëgg li xale yi bëgg umpaleen nañ cosaan mooy dëgg booy déggal daaj yi yu bees la daaj yi yu la excitant dul jox man maa koy daaj yi xàmmee ma maa ngi namu ma maani heure bu ma xëyee di dox man lu may sentir what's up est-ce que ça va hey oh my god waxal waay Mbaye Gueye Faye maam yu yow lu lay fay waxal waay Mbaye Gueye Faye hey Ali Baba Kumba Naar gëm naa ni jayoo Kumba Fall yow wax ma li nga nar li nga moom rek la mën a fal wàcc sa ànd boo yéeg borom ni fa faax bàyyil bëgg a jiite ni général boo liggéeyee gis ku la fal l'histoire retiendra tout ça mooy seen ma hip hop gar seen duma amaat ñoo ngi may calculer en cas duma saaga ndax rus naa rewande affaire ngaaka la dénga maa ngi tagal nga jàngaat affaire bi du ay sangaat je saaga film manga xeebuñu fu ñu dëkk yamale am ak ñàkka boo xamee li nga dëkk boo deful nak nga réer fa yow dóor nga sa loxo si ëkk waaye mënoo yee seytaan bëgg a dund lu si du meen man la boy schizophrène damay soppi si yeneen brand yow la flow la oh damn yow la flow la oh damn hey come on man hey tout ça waxal waay tout ça Mbaye Gueye Faye tout ça ana you tout ça yow lu lay fay tout ça waxal waay tout ça Mbaye Gueye Faye tout ça what's up ra jixaar ënde xawma lu lay fay Olivier man xawma lu lay fay technicien xawma lu lay fay so gars yi xawma lu leen di fay daw génn xawma yow lu lay fay top dafa top man dafa top sincèrement il est 22h47 minutes saf na jigéen waaw saf na jigéen bu baax a baax man maa xamul leen di fay vraiment c'était un plaisir pour man ma jot leen fii ngeen déplacé wu kii jugee Guédiawaye yéen ngeen jugee ba Thiaroye ñëw accepter invitation bi c'est vraiment tout un honneur pour man di leen remercier puis di leen wax que j'apprécie énormément li ngeen di def peut-être un petit mot pour la fin lan ngeen bëgg a wax ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu ak public bi qu'est-ce que vous avez à leur dire pour terminer. nice gars yi ñuy déglu yëpp ñoo ngi leen di sawdaar ñoo ngi leen remercier aussi ndax xam nga ku wax neexul ñoo ngi jéggalu ci kàddu yi fi rëcc aussi parce que tamit xam nga kàddu moom bal la bu xasee bu jib rek mooy loolu quoi te aussi ñoo ngi siyaar ñëpp di leen wax ni émission bi tamit nice na bi yaa ngi def lu nice c'est une première aussi bonne continuation merci et que aussi franchement man moom man personnellement may nga ma occasion bu rëy ma partager ak tout ça tu vois affaire bu nice quoi tu vois normal affaire bu nice c'est trop comme ça franchement waaw si li may doole mooy kontaan toujours ci King FM waaw ci gars yi fi nekk liggéey bi nice na yàgg naa leen déglu boobu ba léegi waaw di ziar tamit gars yi nga xam ne fan su jeexaar lañ gars yu mën a muñ lañ lu nekk li ñu dégg ci jeexaar dañuy jàpp bañ a bàyyi seen bakkan jaral na leen lu nekk quoi ay at ngay toog doo génne single gars yi di ko muñ gars yi di leen classe ñuy muñ mais saa bu ñu génnee rek ñun ñu door a xam ñoom ñu door a xam lan moo tax ñu nekk ci suuf ngeen doon xaar waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di leen wax ñu continuer muñ staff jeexaar yëpp gars yi bàyyiwuñu kenn ñu ngi respect gars yi ci région yi bàyyiwuñu kenn quoi jaajëf respect ok merci beaucoup waaw mooy loolu quoi Baye Fall loolu de fin mooy loolu waaw mooy loolu tamit li kii tous bi Bazooka wax dafa am solo trop dafa am ay gars yoo xam ne ñoom jihaar la ñuy dund quoi seen live way mënuma lim nag mais staff bi gars yoo xam ne jihaar fu mu leen jaral na seen bakkan quoi waaw ñoo tax ñuy sonn bu doon suñuy noonu kon ñu bàyyi bii yoon ndax du respect du gis du love du peace waaw comprends nga
benn instant nag moom ñun dañuy rafetlu émission bi dafa nice te man da nga ma bett yow du ma la nëbb da nga ma bett yow real niggas nga. waaw real niggas nga te lii nii leneen la quoi ndax da nga créer loo xam ne beneen facette la quoi ci hip hop mooy gars yi dañuy ñëw sowante love def live comprendre nga. gars yi xam ne mën nañ miinante mën nañ bañ a miinante ndax tout ça xëy na xam nañ ko. mais mosuñu am yenn kii quoi yenn link yi nii. te tey gën nga yaatal affaire boobu noonu quoi. comprendre nga li ngay def nii luy boole gars yi la quoi. te na nga si gën a na nga ko gën a dundal quoi. te tamit xoolal te tamit na nga fexe ba fii nii. sa plateau bi bu fi invité cuune bu fi invité ku xamul dara. loolu moo dama la koy teel a wax. waaw bu fi invité koo xam leer na kii xamul dara nga koy jéem a jàppale wala affaire yooyu bul dund si yooyu. d'accord waaw au lieu bi gars yi xamuñu la mais man wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. tey da nga bett quoi wax dëgg yàlla xam naa ne yow real niggas nga. te loolu jëmal fexe yow sa baaxaay moom mooy tax sax muy demee noonu. mais xoolal del simple ñi nga fi indi. fii du ku nekk moo fi war a teew di def lii quoi. li ma bëgg a dolliwaat mooy toujours artistes yi bu ñu comprendre concept émission bi rek kon dina gën a nice quoi. si bu ñu déggee ne Jihad Vice ñu tudd tout ça dañuy yaakaar ne gars yi war a classante la quoi. waaw exactement duñ comprendre quoi duñ comprendre bu baax quoi. mais bu ñu ñëwee gis lii dañuy xam ne lii dafa nice quoi. bien sûr ne ko gars yi gën a artistes yi surtout artistes yi bu ñu ñëwee ñu def lu gën a nice ji. échange la quoi ñaan nañ yeneen artistes yi ñëw def lu gën a kawe di Jihad. incha allah jaajëf respect. et puis sama gars yi bu leen fàtte exclusivité bi digg ngeen ma ko. bu jotee rek maa ngi xaar quoi El Hadj dinaa ko topp ci affaire boobu. jaajëf big up à tous les fans de Jihad Underground Sister tout ça mooy bàyyi la le mot de la fin. donc comme gars yi lu ñu wax rek rafetlu naa ñëpp lu ñu wax et que voilà ku nekk moo ñuy déglu mag ndaw donc des fois tamit dañuy excuser aussi yenn paroles yi. soo xam nga hip hop mooy lu may wax rek c'est from the street. c'est libre. exactement on est libre de s'exprimer. mais bon il y a une génération que il faut chaque jour ñuy conscientiser si loolu noonu. donc voilà di remercier tout le monde et que c'est toujours un grand plaisir. tey mu ñëw si plateau bi fekk fi Jihad Under mooy comme lu ñu la wax rek. man moom yàlla defal na ma loo xamante ni que si game bi amul kenn koo xamante ni. du ma gisanteeg moom te du ma amanteeg moom homogénéité bu mel nii. parce que ñëpp si seen kanam laa màggee. tu vois ce que je veux dire. donc dama am contenté. tey ñëw fii nii fekk leen fii nii ñu partager moment yii nii. donc di la di am reconnaissance bu mag tamit si yow ndaxte c'était depuis le début. donc da nga yàgg di jàllale sama liggéey. tu vois ce que je veux dire donc reconnaissance boobu tey je tiens à te le dire. merci encore et merci beaucoup. c'est moi. et que voilà ça continue on s'arrête pas. et que xam naa ne sama gars yi mooy lu ñu lay wax rek ñoom tamit du ñu arrêté lii ñëw mooy dàq. di inviter tout le monde le 30 décembre. le 30 décembre. Théâtre Daniel Sorano, premier événement d'une fille, tout ça. Mon qu'on a géré. Depuis 30 ans d'existence. On vous attend les gars le 30 décembre. It's gonna be lit. Guys, it's gonna be different. Différence ngeen ni gis. Inch'Allah. Kon bok wassalam. Dinañ fa teew kon. Jaajëf. ñu tëjee ak Empire bi s'il vous plaît sama gars yi ah. ñu carote gars yi et puis ñu def noonu quoi. waaw. maa ngi ñëw dégg nga. ok. message yi ñooy daw. maa ngi ñëw. et puis di remercier. jàdduma fenn de. sama lal bi yaatu na trop maa ngi ñëw. ñaari jabar la am na Kumba maa ngi ñëw. ma ciy remercier tam Pape Jean bi nga xamante ne moo réalisé image digitale yi nii ba nga xam ne ñëpp di ko tas ci àddina bi di ko jot. merci beaucoup à Pape Jean toujours Kader du côté de la technique donc di remercier suñu auditeurs ak auditrices yi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun di ñu follow every vendredi ajuma Friday ñu nekk fi rap nocturne di jéem a génne nouveauté yeeg son yeeg gars yi donc merci à commencer par Babacar Diakhoumpa chat ba chat depuis Tëngéej di ko remercier ak tout le gaz à Hong Kong Samuel Tine tous les frères Killer Ndres Koli Momika un peu tout le monde Nubien Demba di leen remercier et puis di leen wax tout de suite juste après à partir de 23h précises fii ci King FM di ngeen am Allo Voyance ak Seydina Omar mooy seen émission boobu nga xamante ne lépp loo leen bëgg a am ngistal rek dina leen ko xoolal Seydina Omar ci Allo Voyance à partir de 23h précises encore merci à tous et puis on part ak Jihad Underground Empire. Yeah. Hey, Jihad Underground. Yeah. sama gars yi ma remercier tam Mati Carter nekk koo xamante ne animatrice la fii
mu ngi ba États-Unis nee na ab émission bi daf ko apprécier grave woote na léegi di ko wax suñu technicien donc Mati ñu ngi lay béggee depuis les United States waxal ma américains yi fii ñu leen gën a safa fi nekk merci beaucoup madame Carter depuis les États-Unis ne ko fii mooy DK City Thiaroye City Ray Cha Come on. Empereur. Booty. JR Underground. J. Hip Hop Brown Dina. Kon ay Khalifa Général la ñuy jëm ci game bi mais. J. Sëriñ be duggoon xàll wa bëkk léegi di tari taalibeeg àll wa seen saariñ tëw a tari paare leen jihaad underground daw leen seen tool yi la ñuy tonni tuuri tër xaar daw leen ak lu hip hop dégg nañ seen i yonko ni Firawna ak Misra ñu dele si waat di Moussa délibéré village wax ni Kirikou na Karaba lapide fege kaba too dañu tekkil Karbala ci ñu ragal du mariage forcé mariage amour suñu jabar dañu ko muur ñu mariage amore sakku ñu ci miiras duñu waxtu dañuy def lu ñuy waaxu ni kuy nef ñu kéro bi ci bu dee mbedd mi avocat ñun gisaguñ ci force def do pass suñuy ven def rap di force ci yéen sàkku leen comme rapportu sexuel ñun ñu sàkku comme rapportu textuel bordel man ak yow du duel kii ji xaar la duñu négocier ak rebelle ha dañoo fël gero risque teg ram zéro risque yóbbu fit comme terroriste bu rap nekkoon crime kon ñu nangoo doon coupable comme ku rendi président mondial bi la ñuy fexe te raba dee suñu xol battement de cœur yi la ñuy respecté ngëm amul limite ñu doonoon handicapé du tax ñu ram ci kanamu kenn ba tey ñoo ngi jëmp amuñu veste bu ñuy tourné xaw na jëkkër ci game bi MC dina aawoo ñaareel jalousie hypocrisie xarfe xuufa ci bref MC sëpp bokko xaram te fii du Nigeria du koy seede yaa mu ji bakkaar ci ñun pour ambulance rap jolof def sox yaakaar ci ñun comme ambulance ñu yàbb jahannama ci ran rap dekkilaat néew yi ñàkk ñoo dégg tax na mbedd maa ngi raat bu ñu amoon concurrence ñun kon ñu gedd bàyyi raaw ne ñu xulli ni xuju duñu sa wuju laale ñu bant bu gudd ji ënd la ñu tudd armel say nopp jëlal sa pose physique flow crime ñu foof la sa dose haakoo ci mbedd akloo ci huur paaka la jiput ji ënd bandi la bu tuur ku ñu fiy diir mbagg du zan du pôl du nuy school du óol kalañ fi tollal épaule ñun du dañ sañ da bañ never change wax feeñ ñoo dekkilaat ghetto bi yokk fitu ënd mi ngay ji hard underground tey ju mag lañu record underground bi nekk top toogloo fekk ci pot delloo gem bi ci kot ñoo leen gën a xoosu du ci jab bi du ci xaaju yi buñ dajee def live ci géew nga jéggi saaku yi daw ko mbër bu saxi yaa ten come on yi hard come on duñu mës a taay duñu mës a taay ji underground duñu mës a bàyyi forever duñu mës a bàyyi duñu mës a taay nigga underground duñu mës a bàyyi never duñu mës a bàyyi duñu mës a bàyyi ji underground duñu mës a bàyyi duñu mës a bàyyi duñu mës a taay nga gas ñu suuli gën a yomb ñu bàyyi rap ngeen déglu ñu ak xel suuli gën a yomb ñu bàyyi rap ngeen déglu ñu ak xel JR Underground moom hip hop ñun ay hip hop la ñuy def ba ñuy daay waaw bu xoolal bu dëgër bi xaw ma bu woo bi xaw ma bu yolom bi ñun xoolal hardcore la ñuy def hardcore la ñuy tund ba ñuy dee ba ñuy sàngoo suuf te li ñuy def ni na jéggi ay frontières that's what it is King FM forever number one radio